ngir yombalal leen seen accès Dakar Buzz daal dinañ leen di indil application bi waaw kay jëlal sa téléphone dugg Play Store wala App Store daal di fay tapé Dakar Buzz nga gis sa flèche boobu di la indiquer installation bi nga daal di fay cliquer. léegi jeex na am nga sa application Dakar Buzz ci sa biir téléphone saa soo fa duggee rek mën na am bépp xibaar boo soxla moo xam diine tàggat yaram fait divers people politique wala société ak i tamit ay entretien yu mucc ayib. yow mu amagul application bi dawal gaaw jël sa téléphone télécharger sa application Dakar Buzz sur Play Store wala App Store. Dans le collectif, je suis de facto le porte-parole. Mais il n'y a pas de hiérarchie dans ce collectif. Il y a des parents dignes, il y a de hauts cadres religieux, de hauts cadres profanes parmi nous. Et donc c'est uniquement des pères d'enfants qui vous parlent aujourd'hui. Très rapidement, passez à la version di leen gërëm di leen sant ndaje bi ñu woote tey ndaje jàmm ak salaam la ndaje diisoo la ndaje dëkkandoo la ndaje mbokkoo la pour wax ne Sénégal tey dañu am ñun collectif bi sunuy doom yu tolloog fukk ak ñett ñu nekk dans la région de Wuhan te ab mbir daal di leen fay gàllankoor donc ña nga fa tey nit ñaa ngi dee ñu wét donc loolu moo tax vraiment ñu ñëw tey pour wax ak ñoom ñu ñëw tey wax ak nguur gi wax leen ne que sunuy doomu réew mee fa nekk du keneen ku dul ñun ci sunuy biir donc keroog li ñu dégg ci rajo bi te di jàpp que ne lañ ca dégg am na lu ca des lañ ca dégg peut-être motul message bi comme ni ko tubaab di wax rek dañ ko tronqué mais lañ ci dégg lañ ci jot a dégg tiital nañu parce que Sénégal ak njiitu réewam mu di président Macky Sall Sénégal toll na fi nga xam ne fii tey lu mu bëgg ci àddina bi war na ko mën a am ndax ay njiitam ndax vraiment ay kilifa aadam ak ay kilifa diinam donc tey li ñuy laaj vraiment président Macky Sall mooy que mu dimbali ñu dem jëli xale yi xale yi wét nañu xale yi tumaranke nañu fa ñu nekk xale yi ñu ngi ñuy woo guddeeg bëccëg ñun ñi fi nekk ñëpp papaay xale lañu walla yaayu xale la donc li ñuy laaj nguuru réew mi mooy vraiment yeneen dëkk yëpp am nañ ci considération ci Sénégal am nañu considération ci président de la République li ñu bëgg tey moom mooy mu jëli leen li ñu bëgg tey moom mooy moom ci boppam mu wax ak xale yi loolu la ñu bëgg wasal. waaw amul benn sikki sàkka que Sénégal ñàkkul ay nit amul sikki sàkka que Sénégal am na njiit yu nga xam ne ji yeneen njiitu réew yëpp dañ leen fonk estimer leen Sénégal am na ay docteur Sénégal am na ay militaires yu xarañ Sénégal yeneen réew yi gënuñu surtout réew yu ñu gën a jege réew yu ñu gën a jege muy France muy Maroc muy Tunisie muy Algérie muy Mauritanie bi ñu gën a jege dañoo dem jëli seeni doom ñenn ñi dañ ko mën parce que am nañu xaalis bi am nañu avion yi am nañu matukaay ñenn ñi amuñu ko
wante dem nañu wax ko seeni xarit pour que ñu wàllu leen. Sénégal ñàkkul dëkkandoo, Sénégal ñàkkul xarit. Président Macky Sall ñëpp xam nañ ko ci xarañam, donc loolu vraiment war nañu ci dalal xel ci lu gën a gaaw pour que ñu dem jëli xale yi. amuñu sikki sàkk ci sunuy njiitum réew, amuñu ci sikki sàkk, mais yëf yi dafa jàmp. loolu moo tax ñuy waxanteeg askan wi. askan wi dañuy waxanteeg ñoom fii parti politique amu fi, fii diine amu fi, fii tarixa amu fi. ñun ñëpp ñoo war a nekk benn say par rapport ak li nga xam ne lii dal na fukki xale ak ñett fële ca Wuhan ca dëkku Chine. il faut que loolu mu leer nañ. ñenn ñi ci ñun dañoo jege président de la République, ñenn ñi ci ñun dañoo jege xale yi fële fa ñu nekk, ñenn ñi ci ñun ci bépp diine ci bépp tarixa lañu bokk. mais tey loolu lépp dañ koy teg ci suuf, ñu xam ne doomu Sénégal la ñu war a wàllu, te loolu principe universel yi dëkk boo dem looloo fa am. nit boo amee ay doom ñu nekk bitim réew jaaxle, dañ leen war a wàllu, dañ leen war a taxaw. donc ci loolu tey la ñuy wax, waaw ci loolu tey loolu moo ñëw ñor en tant que vraiment papaay xale yi, en tant que yaayu xale yi, pour que xale yi xam ne duñ leen mos a bàyyi. sunu xel saa bu ñu jullee ñu ngi leen di ñaanal, saa bu ñu yeewoo ñu ngi leen di xalaat. Nous en profitons pour lancer un appel vraiment à tous les pays voisins, à tous les pays africains. Mais nous lançons solennellement un appel au monde entier pour venir en aide à la Chine. Nous remercions et nous leur crions haut et fort, urbi et orbi, que nous sommes solidaires avec la Chine. La Chine n'a ménagé aucun effort pour que ce fléau soit enrayé. Nous tendons la main parce que nous avons le même combat à tout pays, à tout parent qui veut mener ce combat-là de rapatriement, de sécurisation, de protection, d'assistance, de devoir moral d'assistance entre citoyens du même globe. Les officiels, comme je l'ai dit dans le texte, vraiment, nous avons une concertation sereine, fructueuse entre responsables, avec le secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur. Et vraiment, on a eu séance tenante lors de cette séance, des appels des différents ministères concernés, que ce soit le ministre des Affaires étrangères, que ce soit le ministre de la Santé, qui, au moment de la rencontre, ont appelé vraiment pour rassurer, s'enquérir. Nous avons entendu certaines choses. Nous attendons de voir vraiment déployer les actions promises. La rencontre a eu hier soir, hier de 11h jusqu'à 1h du matin. On était ensemble entre parents en train de regarder vraiment les actions à entreprendre. On était aussi de 19h jusqu'à 1h du matin avec les autorités de la République. waa ci wérgu yaram ba léegi nii ñoom xale yi dara jotu leen macha allah yàlla na yàgg yàlla na continuer mais xale buy yeew war a wuti lu mu lekk ñaari kilomètres donc loolu day metti toujours pour que ñu dem wuti loolu boo génnee ci mbedd mi aussi ñëpp lay daw. Voilà, nous avons fort espoir, comme on l'a dit et on l'a répété plusieurs fois dans le texte, nous ne doutons point en la capacité de nos autorités de régler ce problème-là. Nous avons foi et confiance aux institutions de la République du Sénégal. Nous avons foi et confiance en notre président de la République, qui à d'autres circonstances a montré qu'il était un dirigeant de haut niveau au niveau international. Ce qu'on lui demande, c'est d'être diligent.
kóllëre ak wóllëre ak ñi ñu jiite dañu am yaakaar ci ñoom dañu mos a am yaakaar ci ñoom démb am yaakaar ci ñoom ëllëg am yaakaar ci ñoom tey am yaakaar ci ñoom ëllëg donc la ñu waxanteeg ñoom démb vraiment am nañ ci confiance amuñ ci sikki sàkka que président Macky Sall xam nañ ne mu ngi ci 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 mais li ñu bëgg mooy lépp lu ñuy def mu gën a gaaw parce que la xew ca Wuhan malgré que vraiment autorités chinoises yi ñoo ngi def seen kéemtalaayu kattan ba léegi mbir maa ngay gën a yokk donc li ñu war a def dafa war a gaaw parce que li ñu bëgguñu ay néew di dellu si fii di Sénégal xam nañ ne aussi que dëkku chinois yi ñoom dañuy lakk seeni néew bëgguñu sunuy doom ñu lakk leen dañoo bëgg ñoom fa ñu nekk dañu ànd ak wér-gu-yaram fa ñu nekk macha allah fi mu nekk nii wér-gu-yaram la ñu àndal donc li ñuy ñaan rek vraiment sunu xarit sunu président de la république sunu njiitum réew vraiment mu gaawal yëf yi xam nañ ne mu ngi ci lépp mën na nekk ñoom autorités yi am na lu ñu wax ñoom dinañ ñëwaat du yàgg devant les médias waxal ko seen bopp mais am nañu yaakaar bu rëy tey lu ñu gën a indi fii tey mooy que xale yi gis ñu à la télé ñu xam ne seeni parents ñoom jóg nañ merci monsieur. di fàttali ba tey ñu ngi fii ci Sacré-Cœur ginnaaw bi parents étudiants yooyu nekk ci ville bu Wuhan foofu ca Chine woote pour wax ak gouvernement bu Sénégal ñu dimbali seen doom yooyu ñu dellu si seen réew ndax doomu jàngoro boobu gis nañ ni boobu ba léegi Chine mu ngi def ay jéego pour taxawal ko wante dafa mel ni situation bi day gën di aggravé wu dem nañ ba seen i ay néew dañ leen di lakk tey nag ñu ñëw fii nii pour waxal askanu Sénégal waaye wax ak taskatu xibaar yi ñuy waxtaan ak monsieur Diagne ci loolu ñu bëggoon nga sànni sa kàddu rek ci xew-xew bi. waaw. benn message booy lancé sa doom yooyu noonu toog ci Chine di xaar ñu delloo si leen. waaw di fàttali rek ne conférence de presse bi tey parents étudiants yi nekk ci Wuhan ñoo ko organisé donc ñun en tant que sénégalais de Chine dañu ñëwoon rek indil leen sunu soutien jàppale leen ci lutte bi ñuy def surtout pour accélérer procédure yi pour ñu mën a rapatrier seen i doom yi fii. seen doom yooyu di leen seetaan tey jii nekk am tiis am jaaxare bëgg ñibbi si lool ban message ngeen leen di lancé. waaw ñoom ñu ngi leen di wax ñu dal aussi parce que actuellement population Sénégal bi yëpp kii nañ ci problème bi et depuis annonce que mënuñu leen rapatrier vraiment ñëpp a ngi ci mobilisé wu di ci wax te ñu ngi espérer ne gouvernement bi dina dégg vraiment message yi ñëpp di lancer surtout les parents ba def ay effort pour mën leen a rapatrier. ñu ngi lay jaajëfal bu baax. jërëjëf madame. sëñ bi ñu ngi lay ziar. maa ngi lay ziare man maa ngi tudd Khadim Sylla Chine laa nekk fa laay liggéey dama fa am bureau kii mooy suñu président association dañu ñëwoon ci rencontre bi ñuy def nii pour parents d'élèves yi nga xam ne seen i doom ñu ngi Wuhan pour ñëw jàppale leen ci comme que ñun tamit Chine lañ nekk di fa liggéey yor fa ay bureau lu dal Chine dal nañu ñuy ñaan yàlla jeexal feebar boobu suñu doom ya fa nekk tamit ñi ngi defaat appel ci président de la république mu dégluñu te jàppale ñu ba fexe bañ jëli suñu doom yooyu delloo si leen fii ci Sénégal comme ni ko yeneen réew yi defee loolu daal la ñuy ñaan. waaw loolu la ñuy ñaan defe naa ñuy fukk ak ñett étudiants yoo xamante ne ñu ngi foofu ci ville bu Wuhan boobu ba léegi ñuy laaj ndimbal defe naa gouvernement bi jot na def ay jéego dimbali leen donné leen ay aide financière mais ñoom ñu bëgg ñibbi si seen réew ñu gis ni ay dëkk yoo xamante ne ñu ngi ci alentour yi def neen ay jéego ba delloo si seen ay ndaw Sénégal boobu ba léegi deful benn jéego ban jàngat nga am ci loolu. waaw jàngat bi ma ci am de mooy di ko méttitlu wax dëgg yàlla ndax. En tant que président de la République ay doomam bu ñu nekkee ci ay difficulté pour man li mu war a def rek pour génne leen ci mais pas di def ay déclaration ne amaguñ moyen yooyu ak yooyu ndax loolu mën naa déstabiliser xale ya fa nekk
man pour man Khadim Sylla bu doon mën a danaa def le tout ba dem jëli leen ak lu ma mën a moyen yu ma mën a dégg ndax bakkan du caaxaan te yeneen réew yi ni ñu koy defee Algérie Maroc Mauritanie ak France ragal naa ne ñun tamit bu ñu defee effort war nañoo mën a dem jëli xale yooyu. defe naa ni diggante président Macky Sall ak réew moomu di France ñëpp xam nañ seen diggante yu rattax lool te France dem na bay jàppale yeneen doomi réew ñu évacuer leen génn leen foofu di Chine li tax président Macky Sall tamit jéemul def collaboration ak France pour ay doomi réewam ñu mën leen fa jëlee. effectivement un président de la République moom kenn waru ko conseiller waaye nag ñun tamit nag ay mag lañ te yàgg nañoo dox yàgg nañoo jaxasoo moo tax ba ñu yaakaar ne même ñun buñ de président de la République bu amul moyen yi war naa mën a collaborer ak France comme ni France ne ñoom dinañ jël seen i doom ak doom bu képp ku nekk ci communauté européenne bi ragal naa ne 13 personnes yi ñu fa am bu ci Macky Sall waxtaanoon ak ñoom war nañ ñoo mën a jàppale jëlaale leen boole leen ci seen i doom téye leen France comme quarantaine boobu ñu wax ba mu jeex ñu bàyyi leen ñu Sénégal mais pas laisser les bras rek ne dafa yombul jafe man pour man loolu daal vraiment de solution waaw. ñu jaajëfal jërëjëf. madame Dioum ñu ngi leen. maa ngi leen di fay. ñu bëggoon xam sa teewaay tey. man nag sama taxawaay fii tey c'est que ñun ñooy bokk ci bureau association des anciens étudiants sénégalais en Chine donc Chine la ñu jànge woon bu yàgg donc ñibbisi fii donc loolu waral ñu taxawal benn association boo xam ne day dajale ñëpp ñi nga xam ne dañu diplômé Chine wala jànge Chine wala stage Chine loolu waral sama taxawaay tey. tey defe naa kenn umpalewul xew-xew boobu am ca Chine suñu fukk ak ñetti ndaw nekk fa bëgg ñibbisi lool nag jaaxle ndax defe naa ni jàngoro boobu ba léegi ñu ngi koy jéem a saafara mais dafa mel ni waa Chine amaguñ ci solution ndax bés bu ne ñu ngi dégg ñi muy faat ci doomu aadama ban jàngat nga am ci loolu. waa épidémie moom bu amee vraiment lu metti la te chinois yi aussi vraiment ñu ngi def li ñu mën pour arrêter contagion bi mais wax ji mooy suñu doom ya fa nekk pour le moment président association parents d'élèves yi nee na xale ñu ngi ci jàmm ñu ngi wax ak jokkoo ak seeni parents tous les jours mais wax ji mooy fi ñu nekk ak jàngoro bi dëkk ba dañ koo tëj donc lépp dafa metti ci ñoom mënuñoo génn wuti lekk dañ leen a cantonné ci seen fi ñuy jànge donc loolu bu yàggee day metti mais je crois que loolu yëpp décision yu ñu jël la pour aar leen xam naa dina yàgg du yàgg ñu ngi ñaan mu bañ a yàgg mais comme ni ñu ko président parents d'élèves yi waxee waxtaan nañu ak autorités sénégalaises yi ca Sénégal bon sénégalais ñëpp ay doomu sénégalais lañu donc y a pas de raison que ñuy jàpp ñi di jàpp ñi ñëpp ay doomu sénégalais la. je crois que état bi buy jàpp ñëpp lay jàpp du bàyyi kenn donc moom li mu wax nee na démb ba 1h du matin ñu ngi waxtaan ak autorités sénégalaises yi jot nañ leen a wax loo xam ne lii ñoom nangu nañ ko jël ay dispositions yoo xam ni état bi nee na leen dina jël disposition yoo xam ni dina aar xale yi joxuñu détails yi nag mais ñoom moom si boppam nee na am na yaakaar ne ni ñu xamee état Sénégal am nañu yaakaar ne li Sénégal wax dina ko def donc loolu la ñu jëlee léegi ci biir di wax aussi ni que bon mën nañu am yaakaar parce que bu demee ba autorité yi di wax ministre yi wax ministère santé ministre affaires étrangères après ak ci njiitu président de la République donc moom nee na bu ñooñu ñëpp waxee jox leen seen kàddu yaakaar nañ ni li ñu wax dinañ ko def ca ñu nit loolu la ñuy yaakaar parce que xam nañ ni état du waxantu bu demee ba wax c'est sûr que dina jël matukaay yi nga xam ne moom la ñuy séentu moom la parents d'élèves yi séentu ne pour au moins xale yi ñu wutal leen condition yoo xam ni mën leen a aar moom nee na am na ñu naan xëy na Sénégal amul moyen yi mais moom nee na Yoroba nee na ci déclaration nee na Sénégal même bu amul moyen am na ay xarit am na diplomatie am na ñu mu mën a àndal ñoo xam ne ñi
bu waxtaanee ak ñoom xëy na li ñu bëgg ci xale yi dinañ ko am te ñun aussi loolu la ñu yaakaar. yàlla bu yaakaar tas ñu bëggoon rek nga lancer benn message xale na yooyu ndaw yooyu nga xamante ne ñu ngi foofu ci woon di xaar ñu jël si leen delloo si leen fii seen réew muy Sénégal. waa xale yi nag di leen wax rek ne situation bi métti na parce que déjà jànge Chine rek dafa métti nga jóge say waajur man 73 laa jànge Chine booba ak léegi bokkul mais ba léegi dafa métti Chine léegi lu nekk fa am ñun ba ñuy jàng Chine dara amu fa léegi Chine dem ba nga xam ne loo bëgg am nga ko mais ba léegi day métti parce que dañoo sori seeni waajur xam nga sori seen waa kër ci lépp loo xam ci àddina boo demee Chine day mel ni musoo dem fenn musoo xam lenn lépp day changé donc loolu rek métit la léegi nag jàngoro bi ñëw bëgg a dal seen kaw muy beneen métit donc vraiment di leen ñaan wax leen ñu dolli courage wax leen ni sénégalais yi fàttewuñ leen nguur gi fàttewuñ leen seen parents yiy jóg Yoro Ba dafa wax bay jooy nga xam ne loolu xolu njureel moo wax ñun ñëpp dañ doon jooy ci salle bi ndax wax ji mu wax dafa daw yaram wax leen ni seeni waajur sénégalais yi bés bu ñu xëyee suba ñu ngi leen di ñaanal te yaakaar ne Sénégal lii mu wax te am nañ ci yaakaar dinañ ko def ba nga xam ni li ñu bëgg ci dinañ ko am ñu aar leen ba li ñu bëgg Sénégal def ko ci ñoom ñu def ko ñu ñibbisi ak jàmm ak seen waa kër donc loolu lañ leen di lancer appel jaayoo pang yo man ni man maa ngi bëgg a jooy sax merci beaucoup. waaw ni nga ko waxee jamono bi defe naa jàngoro bi ñu Chine ci boppam mu ngi def kéemtalaay kàttanam pour dakkal ko mais dafa mel ni mbir mi da leen ëpp doole ndax ñu ngi xam le ni seen néew dem nañ ba di leen di lakk kon mbir mi ëpp na leen doole ban message ngay lancé jeunes yooyu nga xamante ni ñoom ñu ngi foofu ci waan am yaakaar ci seen gouvernement am yaakaar ci seen parents waaye am yaakaar tamit ci peuple sénégalais bi pour ñu jàppale leen ñu dellu si ci seen réew ngir mën a am kaaraange waaye it ngir mën a eggali seen bëbët envers seen famille seen parents it. waaw man li ma leen di kii rek mooy di leen ñaax déjà je sais que ils sont trop forts ñu ngi góorgóorlu ñu ngi muñ parce que li ñuy dund noonu ñun ñii di nekk fii sax naan dañ leen di ñaax ñun man damay naan nous sommes pas même bien placés pour le dire parce que ils sont là c'est des jeunes très courageux. ñu ngi foofu di déglu tamit kilifa yi ñu ngi def seen kéemtalaay kattan tamit pour respecter li kilifa yi di wax donc dañ leen di naan ñu ngi seen ginnaaw ñu ngi leen di ñaanal te ñu ngi ñaan yàlla tamit li leen fa yóbbu mooy uti xam-xam yàlla yombalal leen ko yàlla may leen lu raw seen jot te am nañ yaakaar man moom am naa yaakaar bu baax a baax ne gouvernement bi dinañ ñu taxaw ba ñii daal situation bi ñu nekk nii ñu jóge fa parents d'élèves yi tamit nous partageons tous njàqare bi ñun ñëpp ñoo ko bokk donc ñu ngi leen di xamal ñu ngi seen i wet donc fu ñu woo ñu wuy si leen donc tey dañoo woote conférence de presse ñu ñëw suba bu ñu ko woowaatee ñu ñëwaat gannaaw suba nous sommes prêts à soutenir parce que li jommul kenn ñun man j'ai quitté la Chine il y a 15 jours mënoon na ma dal te li ci gën a doy waar mooy man ba ma ñëw fii laa yëg feebar bi te j'étais en Chine donc ce qui veut dire que man mii mënoon naa bokk ci ñu feebar donc bu ma bokkoon ci ñu feebar aussi damay ñaan yàlla nit ñi taxawee ñiy feebar ñi ñu taxawee ma noonu donc li ñuy ñaan yàlla rek mooy yàlla dimbali leen ba feebar bañ leen dal ñu ñaaxoot ci sunu dirigeants yi ñu jàppale seen i doom parce que mënoon a nekk aussi seen i doom ñoom donc dañu dimbali daal jàppale sunu jeunes frères yi ak sunu jeunes sœurs yi ñu jóge fa ci jàmm ak salaam incha allah. Merci beaucoup monsieur. Je vous en prie merci. ngir yombalal leen seen accès Dakar Buzz daal dinañ leen di indil application bi waaw kay jëlal sa téléphone dugg Play Store wala App Store daal di fay tapé Dakar Buzz nga gis sa flèche boobu di la indiquer installation bi nga daal di fay cliquer léegi jeex na am nga sa application Dakar Buzz ci sa biir téléphone saa soo fa duggee rek mën na am bépp xibaar boo soxla moo xam diine tàggat yaram fait divers people politique wala société ak it tamit ay entretien yu mucc ayib yow mu amagul application bi dawal gaaw jël sa téléphone télécharger sa application Dakar Buzz sur Play Store wala App Store.